salaamaaleykum association sénégalaise bu Manchester man la Fatou Bintou secrétaire générale ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen wax ni tey vidéo bi dañ koo def pour répondre à certaines demandes parce que ñu bare dañu doon laaj ñëwuñu woon assemblée yu ñu jot a def donc ñu bare dañoo bëggoon xam lan moo tax association sénégalaise bu Manchester taxaw fii ñu taxawal ko. donc loolu xam naa si au fur et à mesure réunion bi di dem dinañ leen expliquer lu tax lan mooy objectif bi lan moo tax ñu taxawal association bi donc depuis boobu élargir nañu bureau bi comme nu leen ko waxee woon nu leen ko promettre woon tey am nañu ay nouveaux membres ñi ngi am madame Mati buy liggéey ak Lamine si innovation and développement ñi ngi am mademoiselle Bintou si social media ak Ndeye Fatou si organisation. Nous avons M. Pape Thiaré, président de l'association, et Mohamed Sambou, committee member. Donc, depuis lors, nous avons liggéey bi donc lii dañ ko def rek pour dalal seen xel pour wax leen ni ñun ñi ngi liggéey te ñi ngi def lépp pour communauté sénégalaise bu Manchester taxaw te amal leen njariñ amal ñëpp njariñ. Voilà, je vais donner la parole au président Pape Thiaré sans plus tarder. Merci beaucoup. asalaamaaleykum communauté sénégalaise bu Manchester ñoo ngi leen di nuyu di ziar ñëpp donc comme ni ko Fatou Bintou waxee vidéo bi c'était juste pour répondre ci yenn demande yi ñuy am ci ñi bokk ci panel bi mooy groupe bu mag bi donc ci répondre juste ci seen souci que association bi xëy na dafa taxaw wala xëy na ñoom ni ñu bëggee mu gaawewul noonu donc loolu rek moo tax ñu def vidéo bi. Avant de commencer nag damay rappeler juste genèse association bi rek du loo xam ne dafa ñëw rek taxaw donc depuis août passé Lamine ak Moustapha Lo ñoo ngi ciy dox ay jéego ba approché woon nañu ci ñi fi njëkk a def association pour xool nu la ñuy dekkalaatee association bu bees bi. Sur ce ñoom lancé woon nañ benn appel boo xam ne sax ci saalu ci Tam Hill bi lañ ko defee en août pour nit ñi ñëw ñu waxtaan si xool nuñ koy defee ak ñi ci bëgg a bokk. donc man ci boobu réunion boobu sax laa jëkkoon dem ñoom ñoo ma ko yëgaloon ma ñëw depuis lors laa ci bokk donc mën naa ne sax xëy na président par accident la parce que dama bëggoon juste participer ci liggéey bi loolu moom ci dugal donc objectif principal de l'association moom je pense que dina simple parce que mooy juste créer benn plateforme boo xam ne Sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp métit wala tiis wala blocage bu ñu am ci au niveau de Manchester wala Angleterre ñu am ci ndimbal ci biir association peut-être dina am ku ko xam wala ku fa jaar ba mën la wax nan ngay def donc je pense loolu mooy objectif principal bi d'autant plus que ñi fi ñëw ak barrière de la langue bi xëy na seen anglais ak fi ñuy jaar duñ ko xam trop donc loolu moo gënoon tax ñu taxawal association pour ku fi ñëw Manchester doo sonn donc yaakaar naa ne loolu mooy objectif principal bi. si biir loolu ñuy créer aussi ay activités yoo xam ne dina tax ñun suñu biir ñuy xamante gën a saafonte suñuy ay doom gën a xamante aussi ñu créer ay activités yoo xamante ne dina leen rappeler seen culture ak seeni origine donc je pense que 2 points yooyu moo doon les objectifs principaux bu association bi rax ci dolli aussi xëy na volet économique bi ñu ciy jéem a liggéey pour gën a yombal sénégalais yi seen insertion fii ci dëkk bi aussi wax leen opportunité peut-être yi fi am ak yi am Sénégal pour ñu gën a mën a pare daal ci côté boobu loolu lañ ci jublu mais tëjuluñ ko kenn xel yépp la ñu soxla bëgg ci ànd rek liggéey parce que su sottee ñëpp la sottil su baaxee aussi ñëpp la baaxal donc je pense que loolu moo fi tax teewaay bi fii moo tax aussi ñi bokk ci aussi di rappeler que ne tëjaluñ ko kenn donc ku ci am suggestion suñu ay numéro moo ngi ci groupe bi mën nañu woo mën nañu message anytime. De plus volet social bi aussi lu amal solo Sénégal yi fi nekk la donc dañ ciy dox bu baax a baax ci dimbale nit ñi ci ay paperwork comme ku fi ñëw soxla ay bank account soxla ay NI xeetu ndimbal daal boo soxla ñun boo ñu woowee en privé dinañ la jël dinañ la expliquer ci sutura ci ni ñuy liggéeyee daal parce que boobu léegi ñoo ngi liggéey ci sutura ñoo ngi am ay nit ñu ñuy woo ci suuf di am ay mébét yu ñuy wax ñu leen koy fajal te kenn du ko yëg loolu daal moo ñu fiy tax a toog donc je pense que c'est très important récemment am nañ fi benn décès donc ñëpp taxaw nañ ci communauté bi jàpp ci bu baax a baax te loolu rek le Sénégal yi mënoon moromam quoi nekkuñu fi aussi waaw pour préciser bi ñuy créer association bi du woon pour sax ñaanuñ décès moom xëy na mënul ñàkk mais ñaanuñu ko fi ay bànneex lañ bëgg mu fi am ci loolu lu ñu gën a bëgg dox daal
donc loolu ñu ciy soññi rek di remercier ñëpp merci. asalaamaaleykum man la Mohamed Sambou bokk ci comité bi doxal association bi maa ngi leen di ziar di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu aussi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci groupe WhatsApp Senegalese Association of Manchester. waaw yaakaar naa Pape Thiaré président tënk na lépp lu tax tey association bi taxaw ak secrétaire généralu Fatou Bintou association nag dafa nekk loo xam ne lu amal njëriñ askan. waaw te yombul daal xanaa di soññaat nit ñi rek di leen fàttali ni ba ñu créé association bi léegi yàggul te bëgg nañu wax dëgg yàlla ñi fi nekk yëpp ñu ñëw jàpp ci liggéey bi. man nag sama wàllu bopp li tax ma dugg ci association bi ma jaaroon ci association Birmingham bokkoon ci ñu ko sosoon tamit bëgg a indi suñu expérience rek pour que liggéey bi gën a dox waaye di xamal aussi nit ñi ni association bi li ci nekk ñi nekk ci bureau bi. ñu ngi am groupe WhatsApp bu ñuy partagé di ci waxtaan pour di xool rek lépp li nga xamante ni mën na jëriñ askan wi donc lu metti la nit ñi dañuy bàyyi seen jot seen i liggéey pour chaque fois di daje ci meeting yi wala boog di mën a waxtaan rek pour trouver ay solution donc di ñaan rek ñëpp ñi nga xamante ne ni aussi am nañu expérience wala am nañu seen xalaat aussi màcc na ci association ñu ñëw aussi jàpp parce que comme ni ko président waxee mbir bi tëjuñu ko waaw pour sénégalais yëpp la et que ku nekk war na mën a indi aussi xalaatam waaye xalaatam tamit du caagan ni mën nañ ko waxee fu nekk donc bureau baa ngi fi comité baa ngi fi donc yooyu yëpp nit ñi ci nekk foog naa seen numéro téléphone mi ngi ci groupe WhatsApp bi lépp li nga xamante ne xalaat nañ ko rek te war na mën a nekk yokkute pour askan bi nañu contacter ñooñu xam naa nag leneen li ci des ñeneen membres yi dinañ ci yegg si pour mën a wax ci wàllu cotisation yeeg yooyu jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mati Thiam dëkk fii Manchester yàgguma fii dama dégg ni Senegalese Association am na fii te loolu daf ma ñor ndax bi ma egg si fii moom seetlu naa ni communauté bu nekk am na association te man sénégalaise la kon nag pour man moom dama cee war a bokk dolli ci voilà sama expérience li ma xam li ma mën pour ñu fi jëm kanam ñu ngi door a tàmbali nag maa ngi ànd ak Ndeye Fatou ak Bintu moom mi ngi bokk ci social media bi ak Ndeye Fatou moom mi ngi bokk ci wàllu organisation li mu mën a organiser moom moo koy organiser ak ñi mu àndal man moom ci côté innovation ak développement ci la bokk maanaam lépp idée yu mën a am ci association bi voilà di ñu fexe ba génne ko jëfe ko pour association bi jëm kanam voilà idée yi ñu jot commencé di ko am mooy par exemple ñun bu ñu demee ba ci kanam def ay colonie de vacances pour xale yi maanaam chaque année ñu dem Sénégal pour xool seen réew xam seen culture voilà ñëwaat fii ndax ñeneen ñi tamit ñu ngi koy def kon nag ñun war nañ ko mën a def daal waaw ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci tàmbali bi voilà donc Lamine moom moo wax ci affaire association bi ak Pape Thiaré moo tax ñu dugg ci voilà jëm ci lu ma mën daal indi li ma xam ak sama expérience pour yi fi jëm kanam daal voilà ñu ngi noonu. asalaamaaleykum man la Bintou Fall man maa nekk ci wàllu social media ci association bi loolu mooy yëpp information yu ñu am wala ay événement dañ koy partager ci internet bi pour xamante ni ñi bokk ci association bi sax suñ demee ba gis ko danañ bëgg a bokk daal léegi man maa ngi def ab appel pour jeunes yi nekk ci dëkk bi comme bari nañ fii te xëy na duggantewuñu ak sénégalais yi noonu xamante ni suñ gisee liggéey bi daal danañ bëgg a bokk fenn daal parce que sénégalais moom foo ko fekk moom day ànd ak moroomu sénégalais daal léegi maa ngi def appel bi pour jeunes yi seetaan vidéo bi ñu ñëw bokk ci association bi bokk ci événement yi te
ñu jàppandoo bokk liggéey di daal jërëjëf. salaamaaleykum Sénégal communauté bi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Manchester fii en Angleterre kon maa ngi leen di ziare ku ci nekk ci tur ak sa sant man maa ngi tudd Lamine Ndiaye parfois ñu may xamee aussi ci Mo. donc xam naa danaa ñëw rek wax tuuti ci li nga xamante ni fan la association bi jógee ak liggéey yi nga xamante ni jot nañ ko def ak règlement yi nga xamante ni moom la ñu tërale association bi ci ni muy doxee xëy na li ko waral nag dafa am xëy na ay yuy desee leer ci xel nit ñi donc ñoom ñu approché ñu laaj ñu pour ñu gën a def ay clarification mais doo xool sax suñu journée de lancement bi ñi fa teewoon joxoon na leen ay documents comme ça ni muy doxee yëpp joxoon na leen ay feuilles ñu mën ko yóbbaale seen kër aussi donc mais pour mu gën a yaatu rek ci social media bi moo tax ñu def vidéo bi nii donc may wax ni depuis avant ñi def lancement bi am na yoo xamante ni liggéey boo xam préalable def nañ ko parce que affaire de constitution bi am na ñu ni xëy na yëguñ ne xamul ba xam am na déet ça existe loolu bokk na ci point majeur yi nga xamante ni il fallait que ñu liggéey ko avant ñuy def benn lancement officiel xam nga contacté nañ aussi waa ambassade xam na ni ñu ngi woon ci processus bi pour taxawal association bi donc ñoom aussi ñoom li ñu soxla ci ñun loolu lépp préparé nañ ko ba ñu ngi ci processus su wut rendez-vous ak monsieur l'ambassadeur mu recevoir ñu ko lépp gën a formel donc loolu lépp am na règlement yi bind nañu ko dinaa ci ñëw bu ci kanamee aussi bi ñuy def journée lancement bi élection officielle bu ñu nommé bureau bi nga xamante ni moom moo toog fii nii mandat bi ñu am voilà majorité bi ñoo ci ànd teg leen place yi ñu nekkul ñu ñoo fi teg suñu bopp loolu aussi pour mu gën a leer donc association bi am na banque account d'ailleurs am nga fonds yi ñu fi doon laajte pour femme ki nga xamante ni dafay wàccoon liggéey jamono jële loolu lépp ci association account bi la dugal ci compte ak kenn kon donc ñun am nañu accès ci account boobu noonu 24 heures sur 24 ba lu ci nit dugal doo ñu waxee ni dugal nga ci dara mën nañ ko vérifier kon lépp mu ngi leer donc am nañ trésorier commissaire à compte xam nga ñoom ñëpp xëy na ñëpp tey mënuñ fi nekk mais fi ñu war a teg association bi ci structure lépp maanaam ci gàttal teg nañ ko daal et puis même ba ñuy lancé bureau bi xëy na tollul woon nii on avait promis que dinañ gën a yaatal donc ñi ngi fi gis ci ay membres yi am na ñoo xamante ni après nañu ñëw après lancement bi la ñuy dugg ba tey ñu ngi ubbi suñu loxo di xaar nit ñi pour ku bëgg ñu bokk ci commission yi parce que commission yi bëri nañ sport mu ngi fii xam nga culture mu ngi fii organisation mu ngi fii xam nga bëri na ay éléments yoo xamante ni mën nañ ci liggéey ku ci am sa expertise bëgg ci jàpp kon ñu ngi lay tàllal suñu loxo voilà donc li nga xamante ni bokk na ci grand rules yi maanaam moom la ñuy wax li nga xamante moom moo tënk ni association bi doxee lii nag dafay duggaat rek ci constitution bi constitution bi daanaka def nañ ko ba pare mais li annexe la pour mu gën a yombal lire ci membres yi nga xamante ni ñoom ñoo ci bokk. ci grand rules yi am na ci benn point boo xamante ni li ñuy may mooy tey jii nii bureau bi du demoon ba ñun par exemple membre de bureau bi am na kuy liggéey suñu biir te doyuñu am nañu procédure bu ñu mën a jël bu ci majorité bi d'accord kooku mën nañ ko génn remplacer ko tey jii nii même membre yi duñu demoon ba gis ni après 6 mois duñu élire bureau bi ni muy doxee xëy neexu leen du fekkee am nañ ci membre yi nga xamante ni ñoom carte de membre une majorité de 40% waxuñ sax majorité mais 40% yoo xamante ni def nañ pétition kon dinañ revoir loolu dañ ko considérer loolu bokk na ci li nga xamante ni ci suñu rôle si la léegi nag loolu du amee ki nga contacté mooy suñu secrétaire général muy Fat Bintou léegi ñu ni di fekkee koo xamante nii dafa ñëw bokk ci suñu ay plateforme wala ñëw teewee suñu réunion mais moom jundul carte de membre kooku aussi duñu demoon bay décider dara kooku duñu ko may mu am cadre ci décision yi parce que association bi membership moom moo li nga xamante ni moom moo ñu tënk boole ñu voilà kon nag xëy na bëri na ay conception yoo xam ne nit ñu comprendre ñu ko da yaakaar ne association bi taxawee rek képp ki sénégalais ci nga bokk ci am nga possibilité bokk ci kaw nga jënd carte de membre ba pare tënku ci règlement yi nga xamante ni moom la association bi di doxee kon donc dafa am différence am na sax ñu ma woo ba ma leeral leen ko nekkul ne association bi ñëpp rek donte yow sénégalais nga te jëndoo carte de membre am nga ci 100% droit non non yoo ñëwee waxtaan nag wala nga ñëw teewee suñu ay manifestation danañ la ubbi suñuy buntu mais ci condition que nga ànd ak ñun ci principe yi nga xamante ni ñu moom lañu tënk suñu bopp mais aussi dana am différence tout le temps ci membre bi ak ki dul membre tey jii nii ci misaal bu fekkoon dañoo war a def benn programme
am luñ ciy laajteel ci loo xamante ni membre bi ak du membre dañoo war a fay dañ fexe ba suñu membre bi ñu privilégié leen ba nga xamante ni ñoom ci ñoom lay war a gën a yombee juste que rek pour motiver nit ñi xam ne association bi njariñ bi mooy nga bokk ci ñëw di contribuer ko nit ñëpp. beneen ci rôle si mooy contribution yi pour l'instant nii année bii nii nga xamante ni moom la ñu njëkk a taxawal association bi dañ ko bëgg a yombal pour accès bi nit ñi ñëw dugg ci parce que xam na ne am na ñoo xam ñu ngi doog ñëw ci dëkk bi liggéey yi ak am nga maanaam te amagul fu mu toll moo tax ñu def ko 10 pounds chaque 3 mois léegi année bi day gis ne 40 pounds la ñu ci gën a bëri ci membre yi tey jii nii doon la expliquer daanaka dañuy joxe 40 pounds bi noppal seen bopp mais am nga possibilité par 3 mois nañ ko def nga xamante ni 4 fois ci année bi moom ngay joxe léegi nag 3 mois bi mu ngi commencé depuis 1er mars léegi am nañ sax benn calendrier boo xamante ni ci nañu fixé date de paiement yi te ku ñëw ci diggante boobu aussi ci diggante calendrier bi yow da ngay dabe li nga xamante ni moom nga weesu par exemple yow du fekkee yaa ngi ñëw ñu ngi commencé 1er mars 2e paiement bi mu war a doon 1er juin 3e paiement bi mu war a doon 1er septembre 4e bi mu ngi doonaat 1er décembre ngay gis ni ba ca toppaat mooy xëy na bu année bi du ñu renouveler année bi donc loolu mu ngi war a doon mars 1er mars mais boobu mooy fekk ñu renouveler année bi bureau bi aussi ñu jox mandat bi c'est fixé pour 2 ans parce que une année ak dëkk bi jot ni mu fi manqué une année dafa xaw a gaaw tuuti pour nga mën ci réaliser dara moo tax ñu def ko 2 ans loolu aussi mbooloo mi nangu woon nañ ko donc du fekkee nag yow da nga nekk ci association bi xam nga ba pare nag sa ay contribution joxuwoo ko du ñu xoolee acompte yi dana la jox rappel 3 fois xam nga am ci yu espacé 3 fois yooyu noonu doo ko rombee nag te joxewoo ba tey li nga xamante ni moom nga warloo ak association bi léegi sa membership dañ koy freeze mooy dañuy mel ni ko congelé ba keroog nga ñuy wax loo xamante ni leer na wala boog nga debel li nga xamante ni moom nañu weesoo pour mu faire ci ñëpp sinon day am ñoo xamante ni xëy ñu ngi joxe ñeneen ñi bokk ci dem avantage yi te joxewuñu loolu nañuy bañ. léegi tamit ñu ni association bi du fekkee ñun puisque ñu ngi doog a débuté bu fi nit amee loo xamante ni ci côté social lu ñu war a dimbale la du fekkee suñu kees bi attanu ko on va demander pour nit ñi contribuer membre yi contribuer kéem seen kàttan lu fa dajaloo ñu xam ne lii moo ci génn pour ñu jàppale nit kooku noonu. donc xëy na nag pendant du année yi duñ demee ba membre yu bëri ñu def activité yoo xamante ne mën a indi ay xaalis mën nañu dem comme yenn association yi dem ba am doole ci capacité financière boo xamante ni problème dina am ñu régler ko te duñu laaj kenn dara mais pour l'instant nii bon ci xel la doo ko tënkee doo ko xalaatee da nga xam ne ñun tollaguñ ci foofu yëpp pour mën a def yenn réalisation yi. donc ñu ne aussi ku ñu bëgg a topp social media bi mu ngi fii mais en plus nañ créé defe naa Facebook bi defe naa wala boo créé nañ ko ba pare. mais aussi am nañ groupe WhatsApp bi def naa Fatou Bintou dina ñëw gën a wax ci pour maanaam li tax ñu créer ko ak règlement yi nga xamante ni moom lañu tënk ci groupe WhatsApp boobu noonu defe naa loolu aussi am na ñoo xam ne ni ba tey jii ni comprendre li tax ñu taxawal ko am na ñu may laaj naan waa groupe WhatsApp bi yéen membre bureau bi li ngeen ci wax bariwul alors que ñun outil de communication nañ ko def pas un outil boo xamante ni dañ fay débattre di fa tënk dara bu fekkee dañuy am lu ñuy débattre di ko tënk je pense que ne dañuy toog instance de réunion membre yi ñëw après ñu daal di koy tënk je pense que ni Fatou Bintou mu may signaler ni naa continuer ci WhatsApp bi donc pour mu gaaw rek WhatsApp bi outil de communication loolu moom mooy li tax ñu njëkk ko def dañoo bëgg lu ñu bëggee jokkoo ak yéen ñu mën leen ko wasaare ci mu gën a gaaw léegi aussi du fekkee am nga ci membre koo xamante nii am nga loo war a yëgal ci mu concerné membre association bi maanaam nga am sa nouvelle bu neex nga bëgg ko wasaare pour nit ñi ñëw nga jàllale ko fa loolu amul problème maanaam nga am sa message du naqar boo xamante ni aussi nit ñi war nañ ko jot nga wasaare ko ci loolu amul benn problème ñun mën nañoo jël suñu ay initiative def ay programme yoo xamante ni benn expert dañuy waxal ci benn domaine soit muy santé soit muy social wala muy religion wala muy immigration ñu jël nit koo xamante ni dañu defal benn programme defal ñu ko mu dugal ko ci WhatsApp bi moo xamante ni dafay wasaaroo ñëpp jariñoo ci yooyu moom moo tax mu jóg mais nag am na ñoo xamante ni ñu ngi ci dugal ay idées mais idées yi ñu ngi koy dégg ñu ngi prendre ñu ngi jël note di ko bind mais puisque dañu am suñu feuille de route ba pare idées yi ni daal li duuf ci nag bi xajut ci cin li loolu la ñuy wax idées yi bari na macha allah rafet na expérience yi am na loo xamante nii mën nañ ko réaliser tey ñu ngi koy jël ñu ngi koy appliquer am na yoo xamante nii nag lu association bi di gën a grow gën a màgg dem ba tànk yi gën a dëgër ba mën-mën bi gën a dëgër idée yooyu ñi ñuy wax noonu boobaa lay mën a nekk il faut ñu def ràññee ci idée bi nga xamante nii moom la ñu war a mën a def tey ak fi ñu toll
ak idée bi nga xamante ni mënaguñ koo def defe naa ràññe boobu noonu dañ ci baax mais nag bañuñu idée kenn ku ñëw indi sa idée tant que yaa ngi koy wax ci ay discipline ci respect te bañ a tudd kenn xam nga ñëw rek wax sa idée membre bu fekkee am na ko ci commentaire ni idée bi rafet na mën nañ ko gën a bàyyi xel mais quant à ñun ñu ciy commentaire pour di ko débattre loolu noonu xëy na doo ñu woo ci suuf nan la wax suñu aperçu voilà mais pas ñu koy def ci bureau bi je pense que ne aussi tere nañ ci bureau bi ku ci dugg ay image wala ay vidéo yoo xamante ni bokkut ak ci li jëm ci association bi dara donc loolu aussi depuis le début on avait annoncé que ni loolu maanaam bokkul ci principe yi nga xamante ni wala ci rôle yi nga xamante ni moom la ñuy saytoo groupe bi te gis nañ ne am na ñoo xamante ni ñu ngi koy def di ko defaat ñu croix leen ñu commencé di ñaxtu lu tax ñu leen croix li ñuy croix noonu dañ ko waxtaanee ba d'accord ci moo tax ñuy doxalee noonu te doo xool croix yi sax bi ci mujj ñun bureau membre bi croix ñu ko membre simple moo croix waajooju noonu kon moo xam ne xamante ni nit ñi xam na li xew doo xool sax daanaka du weesu peut-être bien 3-4 personnes amaatul keneen ci membre yi koo xamante ni mu ngi ciy dugal photo wala vidéo ak yu demee noonu donc je pense que ni loolu nañu waxoon pour WhatsApp bi en résumé du fekkee am na lu ma ci fàtte donc voilà ñu ngi may signaler aussi ni programme bi naa ci wax donc programme bi am nañ ay activités jàppaguñu date nag jàppaguñu date ci yenn yi parce que du fekkee da nga war a jël salle da nga war a xam ban dañ nga ko war a jël ba confirmer salle bi pour nga mën a joxe date exacte dooy xool fête de l'indépendance bokk na ci suñu ay programme mais doo xool li tax mënuñu ko woon def parce que dafa am loo xamante ni doxoon na ci diggante bi ba mënuñu woon ko teel a promouvoir mooy décès bi ñu fi amoon c'était pas baax maanaam rafetul woon ñu am loo xamante ni ci nañ nekk génn guñ ci di promouvoir loo xamante ni feet la woon léegi bi ñu ci génnee rek temps bi ñu dese woon pour ñu mën a am salle boo xamante ni danañu arrangé te salle boo xamante ni du cher parce que salle yi bëri nañ fi waxuñ ni salle dafa manqué Manchester mais doole bi nga xamante ne nii foofu la kees bi tolloo loolu la ñuy xool lu méngoog loolu mais non seulement du ñuy def suñuy ay fête dañuy bëgg foo xamante nii dana yaatu ba suñu xale yi mën a génne lu mel ni genre parc wala espace boo xamante ni dañ fa mën a fort surtout ñuy jëm ci sama bi kon donc am na ci ay wax yoo xamante ni xëy na juboon na mais salle manqué wul Manchester mais salle boo xamante ni ñun jàpp nañ ni prix bañ ciy war a mën a fay environ ba muy nekk dana méngoo ak ñun li ñu soxla kon xëy na loolu lañ doon wut te amuñu ko puisque nag léegi weeru koor bi daanaka dugg na xëy na dañuy bàyyi programme boobu romb ba du ñu korité ba pare nag ñu xool beneen programme bu ñuy def xëy na ñu ngi doon xalaat benn fête korité premier week-end après korité bi boo xamante ni dana regrouper ñëpp fekk ñëpp korité ba pare ñëpp solaat seen yëre korité ñu daje je pense que ni loolu dana idée bu baax la aussi am nañ fi ay idée boo xamante ni comme ça journée sargal jigéen wala benn dîner de gala yooyu yëpp c'est des idées yoo xamante ni day boole nit ñi ñu ngi koy xalaat am na aussi football tournoi boo xamante nii ci sama bi jàpp ko ñu date mais ñu ngi koy waajal te finance zo mu ngi ci commencé di liggéey moom récemment joindre nañu te moom moo yor volet boobu noonu côté xale yi aussi wax nañ fi léegi colonie de vacances mais même ici am na ay visites yoo xamante nii mën nañ ko def ci parc yi ci zoo yi yoo xamante nii parents yi dinañ am opportunité pour mën ci indi seeni doom ñu ànd daal di dem xam nga aussi Brexit bi aussi danañ ci def ay leeral yoo xamante nii danañ ko wasaare pour nit ñi gën a xam maanaam naka lay leen di surtout ñi nga xamante kay européen nañu am naka la demee ci ñoom je pense que ni ay barbecue yoo xamante nii dañ koy def ci parc yi ci sama bi soirée sénégalaise yooyu yëpp c'est des programmes yoo xamante nii donc loolu ñu ngi koy liggéey dafa sotteegul nag moo tax date yi xëy na duñ ko mën a joxe. léegi nag bu dee lu jëm ci innovation et développement def naa man fa laa nekk Mohamed Samb fa la nekk Mati fa la nekk innovation et développement xëy na suñu objectif dëggantaan donc bëgg nañu séntu nañ suñu bopp xëy at yi di ñëw dem ba Sénégal ñu fee mën a lijjanti yoo xamante ni dana jariñ ci communauté bi mais dañoo xaw a sori foofu tuuti yeggaguñu fa. par exemple li ngeen di dégg ci ay yeneen projet yeneen dëkk ñu naan ay projet agriculture ay projet de lotissement projet de terrain xam nga yooyu yëpp xëy na ñu ngi ci commencé di ko xalaat duñ demee na ba commencé ñu reconnaître ñu ici ñu commencé daal di build relationship bi nag xool ñi nga xamante ni ñooy nekk ci ministère yi ñu xool ni leen di approché jéem a liggéey ak ñoom. membre yi aussi ni mu gënee bëri la dafay contribuer pour ñu gën a mën a jox cër pour li ñu bëgg ñu mën ko am donc loolu da ciy contribuer mais buñ fa yeggee rek ñun déjà ñu ngi commencé xalaat déjà présent du ñu yeggee ci état boobu noonu dañuy def ba fast track ko kon ni Macky Sall di wax nga xamante ni dañ koy liggéey rek indi ko ngeen jariñu ci je pense que ni
pour l'instant nag li ñuy innover xëy na dañuy fexe mu doon localement par exemple ay innovation yoo xamante ne jëm ci côté intégration bi xam nga def ay classe xëy na bon y a des choses yoo xamante ni mën nañ ko innover ci suñu biir fii nii donc foofu nañuy gën a focaliser pour peut-être que année bi ak année bi ci topp mais au-delà de cela ñu commencé nag ubbeeku jëm Sénégal je pense que ni loolu matale na li ñu fa waroon wax yëpp ok kon jaajëf